le problème de capitaine Touré mu nekk loo xam ne lu métti la capitaine Touré lu muy dund métti na trop quoi Macky Sall xanaa amoo ay doom Macky Sall xanaa amoo ay jarbaat Macky Sall xanaa nekkoo le père de la nation Macky Sall amal yërmande tuuti Macky Sall xamal ne nous sommes dans une république nous sommes dans une démocratie ñëpp mënuñoo ànd ak yow Macky Sall mënoo di jiite réew mi ne ku àndut ak yow di nga ko toroxal ñi ànd ak yow ñoom ñooy am jàmm luñ mënti def dara du leen ci fekk bu ñu trafiqué faux billets bu ñu defee détournement de deniers publics bu ñu jaayee drogue faute buñ mënti def ak infraction buñ mënti def ak crime buñ mënti def dara du leen ci fekk ñu àndul ak Macky Sall wala doxuñ ci intérêt Macky Sall toujours ñoom dañ leen di créer ay problème di acharné wu seen kaw mel ni duñ ay sénégalais Omar Touré xale bu ndaw bi mu waree jàng mu jàng il est issu d'une famille pauvre ñafeel boppam dem ba université jàng def concours gendarmerie nekk officier gendarmerie dem ba nekk capitaine yóbbu ko brigade de recherche muy liggéey di def ay enquête am benn dossier boo xam ne ay dossier fen la dossier boo xamante ni pour éliminer un adversaire politique ñu teg ko ci ay fen ak ay sos ak complot boo xam ne ñëpp la leer ñu bëgg ko cee boole bëgg mu defal leen sale boulot mu bañ ba tëdd ci naaj bi ne éthique ak déontologie mayu ko lool yar biñ ko yar mayu ko lool diine mayu ko lool procureur de la république bu gën a bon ci histoire procureur u Sénégal bi Sénégal nekkee Sénégal ba léegi di Bassirou Gueye di ko au téléphone di ko teg pression ne ko na arrêté Ndeye Khady Ndiaye pour mu mën a enfoncer Ousmane Sonko nañ tiital Ndeye Khady Ndiaye jàpp ko tëj ko ndax mu mën a taqal Ousmane Sonko parce que dañoo bëggoon a jàpp Ousmane Sonko tëj ko ci kaso bi ci ay fen capitaine Touré bañ na loolu du ko def ñu boole ko ak ay nit yooyu di ko topp mu dem ba wóolootul boppam ci wàllu sécurité am mu ñëw na leen il faut ngeen assurer sama sécurité parce que am na ay nit ñu may topp gars yi bañ faalewuñ ko mu démissionné bi mu démissionné am na ñuy wax ne amul droit démissionné ci gendarmerie parce que dafagul 10 ans ak nu mu mën ci demee moom bakkanam dafa nekkoon ci xottu gerte xamul nan lay def mu ne xaaral ma démissionné bi mu démissionné jël ngeen ko tëj ko kaso mu génn président Macky Sall amul benn yërmande dàq ko comme ni mu dàqee woon ñeneen ñi comme ni mu dàqee woon Ousmane Sonko comme ni mu jaayee doole Khalifa Sall tëj ko ci kaso bi ba mu nekk ko mu révoqué ko ci maire wu Dakar mais bu jeexee kañ jeex na dàq ngeen ko ci gendarmerie jàng na science juridique dem di joxe xam-xam boobu noonu ci IAM bi nga xamante ni Moustapha Guirassy moo ko moom mais du ngeen ko bàyyi mu am jàmm il est dans le privé ñu continuer teg ko pression teg waa IAM pression ne il faut ñu rompre contrat bi digganteem ak Omar Touré mais toroxal ay doomi Sénégal man ban bànneex la ci Macky Sall di am man loolu laay laajte wala léegi li capitaine Touré def li mu favorable à Ousmane Sonko moo tax acharnement bi yëpp kon képp koo xamante ni tey yow daal àndoo ci complot bi wala da ngay yàq complot bi daal ñoom pare nañ pour yàq sa àdduna Ndeye Khady Ndiaye noonu lañ ko def fekk ko ci salon yam muy liggéey ñu ñëw comploter fa benn opposant indil ko problème tëj salon yam jël borom kër gi instrumentaliser ko manipuler ko ba mu dàq Ndeye Khady Ndiaye rompre contrat ba moom tamit résilier contrat bi digganteem ak Ndeye Khady Ndiaye te amu ci benn droit kër ga fu mu nekk nii ñu ngi koy tabax te kër goo xam ne dañoo wax ne crime daf faa am kañ normalement kër googu dañ ko war a sceller pour ñu mën a def reconstitution des faits enquêteurs yi mën a ñëw enquête ñu jël Ndeye Khady Ndiaye toroxal ko génnee ay bagages am ci biti xañ ko liggéeyam yàq deram di ko jiiñ proxénète ci koo xam ne xamul lan mooy proxénétisme liggéey la xam jàng métier am ci ay diplôme di ko exercer ñu tere ko ne ko doo fi exercer Bassirou Gueye fenkat bu mag boobu noonu dem ci ay site pornographique dem copier fa ay jigéen ñu sol ay slip ak ay bikini dugal ko ci dossier bu ñu war a lever immunité parlementaire Ousmane Sonko ne Ndeye Khady Ndiaye page Facebook am photo yii la ci def te loolu ay fen la lépp pour bëgg ñu jàpp Ousmane Sonko tëj ko ci kaso bi pour bëgg lu neex Macky Sall foog ngeen ne loolu jaadu na jël Ndeye Khady Ndiaye sonal ko dóor ko sous contrôle judiciaire boo xam ne moom yoonam nekkul ci
di ko jiiñ loo xamante ni defu ci dara parce que lan dafa taxaw fi mu taxaw wane ne Ousmane Sonko ay caaxaan indiwu ko fa wane ne Adji Sarr fenkat la viol bi amut wane ne ay nit ñoo nekk ci gannaawam di ko manipuler capitaine Touré def la même chose léegi ñaar ñooñu nag ñu jël leen di acharné wu ci seen kaw bëgg leen a toroxal léegi xale bi ñu instrumentaliser pour mu jiiñ Ousmane Sonko viol xale boobu moom moo am jàmm moom lañ jël protéger ko sécuriser ko teg ko ci appartement boole kaag waa BIP brigade d'intervention polyvalente nga xam ne ñun ñoo leen di fay ak l'argent du contribuable sénégalais di entretenir xale bi di ko téléguider ba tey bi muy dem tribunal sax pour confrontation bi moom Ndeye Khady Ndiaye ak Ibrahima Coulibaly dañoo fay ay nit jox leen ay pancarte pour ñu ñëw supporter Adji Sarr bind ci ay pancarte naan ay justice à Adji Sarr mais est-ce que war nañoo nangu tey kilifa yi nekk Sénégal kilifa diine yeeg kilifa aada yi ñi nekk Sénégal te am baat ci Sénégal war nañoo nangu benn minorité téye réew mi en otage ci ay fen di fowee Sénégalais yi di fowee république bi ci ay caaxaan ak ay fen juste rek pour ne dañoo bëgg a éliminer Ousmane Sonko mi nga xamante ni il est appelé à être président de la République parce que Sénégalais yi ñoo ko bëgg parce que Ousmane Sonko arrangé wu leen bu fi toogee du leen arrangé parce que ñoom Ousmane Sonko da leen a gën a jub gën leen a baax ñu ne loolu du fi am jaral na leen lu nekk dossier boo xam ne dara nekku ci ay fen la ñu ne duñ ko bàyyi luñ ci bëgg rek mooy dossier bi nay daw rek ñuy invité nit ñi ci télé yi fay ay jigéen yóbbu leen des dévergondés ñu nekk en collaboration avec la presse en ligne ubbil leen antenne bi ak yenn télévision yi nga xamante ni c'est des télévisions corrompues des journalistes corrompus ñuy dalal ay nit au lieu que ñu wax ci diine ci weeru koor bi ñu nekk au lieu que ñu waxtaan ci wàllu économique au lieu que ñu waxtaan nan lañ mën a def ba réew mi développé ah nan lañ mën a def ba am autosuffisance alimentaire ah nan lañ mën a def ba suñu éducation bi baax ah nan lañ mën a def ba def benn politique énergétique ba nga xamante ni courant dootul manqué ci Sénégal ah waxtaan ci wàllu santé am ay hôpitaux dignes de ce nom ah li xew Louga ñàkk plateau médical bu baax moo ko waral ba nit ki dee ci mooy asu soxna yàlla na ko yàlla yërëm te bëri na ci ay morom bësam moo feeñ ñu sacrifier directeur ba dàq ko parce que moment bi ñu nekk waa ji day politique dafa am lu mu soxla législative yaa ngi ñëw élection présidentielle yi di ñëw dafa bëgg a forcer def 3e mandat moo tax instant bi ku fi juum jalgati tuuti rek waa ji da lay sacrifier loolu yëpp tey ñu waroon di ko waxtaanee xool lu jëmale réew mi kanam mais débat bi yëpp tey Adji Sarr la ci ay fen yoo xamante loo xam ne du dëgg viol boo xam ne c'est un viol fictif ñu téye réew mi en otage mel ni Sénégal amatul kilifa léegi te loolu yëpp Macky Sall moo ko nangu dossier Ousmane Sonko bi mu jafandiku si ba képp koo xamante ni sax yow da ngaa faral Ousmane Sonko rek ñu ngi def répression sa kaw pour toroxal la ñu ngi acharné aussi sa kaw képp koo xam ne da nga def sa liggéey comme nu mu waree comme capitaine Touré tey jii li mu bëggoon mu defal leen loolu la bañ a def ñoom ñëpp tey ñu acharné wu ci kawam mu dem ba IAM di jàngale ut fa liggéeyam koo xam ne yow état moo la waroon a utal liggéey utalu la liggéey nga ñafe ba dugg gendarmerie ñu dàq la ci ay fen ak ay caaxaan nga ne leen fa ñukk na d'accord naa ci dàq bi ngeen ma dàq léegi nag maa ngi dem dans le privé utu liggéey ñu toppaat ko ba ci privé bi teg pression ci école ba boole leen ak administration fiscale bi ñu ñëw dal seen kaw pour ñu rompre rek rompre contrat bi seen diggante ak capitaine Touré mais loolu ban plaisir la ci Macky Sall di am ak ñi mu àndal est-ce que li ngeen di def capitaine Touré ku ko defoon seen doom dina leen neex yéen ay borom njaboot ngeen Moustapha Diakhaté naa fekk boobu nga xam ne mu zabze biin la nga xam ne ci mag ñu gën a torox ñu gën a yées ñu gën a bon doomu Iblis ñi nga xam ne ay représentant Iblis lañ ci kaw suuf ci la bokk ci Sénégal kenn xamul ban façon doomi aadama la xolam bi bon na soxor na iñaan na seytaane na moo fi njëkk a saaga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam heure bii tey bu Sénégal doon àtte charia rendi nañ ko day tuub wala ñu ray ko dagg baatam mu nekk wër télé yeeg réseaux sociaux yi presse en ligne bi jàpp Ousmane Sonko di ko yàq lu mel ni xamee capitaine Touré képp koo xamante ni lépp looy def favorable na à Ousmane Sonko rek Moustapha Diakhaté mu ngi sa der bi ah koo xam ne yow politique bi nga ko dalee def kenn xamul kañ la depuis temps yi Cheikh Anta Diop tekki woo ci dara amoo base benn yoon nga mas a nekk dara ci politique mooy député te ci liste nationale lañ la def parce que liste nationale dafa yomb ñëpp xam nañ ne liste nationale képp koo xamante ni nekk nga ci député rek amoo mérite yow
parce que dafa yomb mode d'élection bi baaxul bu nit ñi ñëwee réussir ci politique nit ñi bëgg leen ñu taxaw ne ñii kenn du leen fi bëggee di xeex nit ñi mais doomi aadama naka ngay nekkee ci àdduna bi nga ne yow sa àdduna yëpp da nga ko nar a jël pour xeex ay doomi aadama yàqal ay nit toroxal ay nit ñoo xam ne dañoo am njaboot comme yow am famille am jabar am doom am ñu leen yaakaar ñu war di liggéey ngeen di def le tout pour ñu leen di dàq di leen toroxal ngeen de yéen di ngeen am jàmm. Capitaine Touré xale bu ndaw nga xam ne 88 la judd instant bi 33 ans la war a am jàpp 34 ans ah di ñafeel boppam ah il est parti de rien ñu waroon ko jàppale wuñ ko fa mu doon liggéeyee ñu dàq ko ndax dëgg mu dem utal boppam liggéey dans le privé ñu ñëw jëlee waat ko fa léegi lan ngeen bëgg ci Capitaine Touré laay laaj Capitaine Touré xale bu gëm yàlla la. li ngeen koy teg nii coono bi yëpp yëgalu ko yaramam parce que buy def ay photo di def publication sax da ngay gis sourire bi dafay ree parce que xam na ne nattu yàlla moo ko topp te mu ngi koy gérer mais lu mu yàgg-yàgg dina jeex injustice bi ngeen di teg nit ñi lu mu yàgg-yàgg dina jeex Sénégalais yi maa ngi leen di lancer appel ngir yàlla nañ fi jëlee Macky Sall ak waa këram ñii baaxuñ santuñ yàlla mënuñoo fal ay doomi aadama pour ñu dimbale nit ñi ñuy toroxal nit ñi nga xamante ni ils sont censés nous sécuriser ñoo ñuy jàpp di ñuy toroxal di ñu booleeg seen justice bi ñuy tëj nit ñi ci kaso yi arbitrairement comme li dal Cheikh Omar Diagne ak ñeneen élection yi di ñëw dina fexe ba foqar ñi ko nag waaye soyons vigilants nañ def le tout voter massivement donte teg na fi ay ndëgg sërëx ay piège muy parrainage beeg yëpp pour éliminer ay nit pour gagner élection yi mais buñ ko nangu na xale yëpp jóg ñu voter massivement parce que dafa am yoo xam ne dafa métti fal nit jox ko doole ba pare mu jël doole jooju noonu di la ci dóor ñi ànd ak moom mu leen di protéger luñ mënti def du leen def dara loolu dafa métti ci xol te kilifa yaa ngi nekk Sénégal kenn ñemewut ak ñaang ñëpp a ngi noppi di seetaan Macky Sall muy dérouler agenda yam bëggul jàmm tey bëggul jàmm ëllëg du nitu jàmm nitu fitna la jël ay nitam ay journaliste am ak lu ne fay leen ñu nekk ci télé rajo yi di yàq deru gor ñi di leen saaga di xas nit ñi suba ngoon guddeeg bëccëg bu ko Ablaye Wade defoon lii du mas a nekk président de la République Ablaye Wade su ko neexoon mu jàpp ko tëj ko ci kaso bi ndax 7 milliards u Taïwan yi parce que il s'est enrichi illicitement donnul ay milliards ci baayam donn ko ci yaayam il est issu d'une famille pauvre il n'est pas né avec une cuillère d'or te c'est un milliardaire loolu salaire u ministre mënu ko kaa may Wade bàyyi ko mu nekk ci jàmm créer parti dem à la conquête du pouvoir sénégalais yi fal ko démocratiquement Abdoulaye Wade nangu ko accepter défaitam bàyyi ko muy dérouler mu ñëw waroon a boole sénégalais yëpp nekk le président de tous les sénégalais le père de la nation jël sénégalais yi ànd ak moom ak ñu àndut ak ñoom ñëpp boole leen def leen ñu ay doomam di njabootam mais mu ñëw xaaj Sénégal ku ànd ak moom mooy am jàmm ku àndut ak moom duñ la sax may jàmm yow xanaa nit bu àndut ak yow sax nga may ko jàmm mais yow nit ki yow ah àndul ak yow te am ci droit nga ne ko doo fi amee jàmm ku am ambition présidentielle ñu ne la tey nga dee mel ni moom daal dafa nekk koo xam ne dañ ko fal pour mu war a toog Sénégal éternellement mais pour lan président Macky Sall ni nga def ba am ay ambition Abdoulaye Wade bàyyi la si jàmm nga dem mu mënoon la tëj kaso tëju la mënoon la jaay doole bañ la jox récépissé parti pour nga am parti ba mën a dem élection def ko mu bàyyi la nga dem ci jàmm Macky Sall mayel nit ñi jàmm xam ne ci démocratie lañ nekk xam ne kullu man alayha fanin lu dul jeex ci àdduna amul yi ngay def nii jaru ko àdduna jaru ko am na sa ay morom président yi fi jaaroon nekk ay dictateur di toroxal nit ñi di leen def lu ñaaw fa ñu mujjee gis nga ko mais lu ñuy wax ne le pouvoir rend fou tant que ñu ngi nekk ci bopp nguur gi dañuy mel ni ku dof lu leen nit ñi di wax sax duñ ko dégg ay seytaane ak ay pouvoiristes ay transhumants wër la di la jay di la dóorloo nit ñi di la toroxalloo nit ñi ñoo xam ne sax ay njaboot lañ nga waroon leen uuf ban ça sert à quoi ngay toroxal doomi aadama yi def teg pression seen kaw ah di leen réprimer pour lan la Sénégal nañ am suñ fulla ak suñ fayda mbéju kanam borom moo koy fajal boppam gis nga Sénégal stabilité bi mooy démocratie bu dëgër état de droit justice bu jaar yoon assemblée bu moom boppam
exécutif bu yem fu mu war a yem mais leneen lu ko mooy stabilité du am Sénégal instabilité moo fay am nañ fexe ba Macky Sall jógee fi ñu teg fi ñoo xamante ni dinañ mën a ñëw doxal démocratie dundal ko loolu mooy tax jàmm am Sénégal de mais waa jii nii fu mu jëm ak sénégalais yi ñax du fa sax asalaamaaleykum wa rahmatullah. Abonnez-vous sur notre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.